FM. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg King FM première radio digitale du Sénégal ngeen di ñu déglu ci fréquence bi la di 99.4 àndandoog ñun ci suñu site internet di www.kingfm.sn bu ngeen taaxeerloo ñu jàll ak yéen ci Midi Culture. Midi Culture. jotaayu xibaar yi ñuy jagleel aada ak cosaan ci King FM 99.4 première radio digitale du Sénégal ma ànd ci ak Kati Ndiaye dañu koy ibbeek bis bu jot ak li mënta ñàkk ci wàllu actualité bokk na ci woote waxtaan bi nga xamee ni président de la République woote na ko loolee mooy ponk bi nga xamee ni moom la nuy njëkkee daañu dem itam Parcelles Assainies fekk fa askan wa fa dëkkee ndox mu bon di ndoxu foos buy ballee fu ne moo tax askan wa fa dëkkee foofee nga xamee ni moo di unité 14 ña ngay ñaxtu bu ñu demee bitim réew daañu waxtaane président bu yees bu Ukraine moom nag ab comédien la moom moo nar a jiite dëkk boobule di Ukraine ab tremblement de terre di suuf su yëngu ci magnitude bu xaw a kawe loolee bokk na ci li ñuy waxtaane ca bitim réew ca dëkk bu ñu naan Philippines daan ci toftal tàggat yaram ak yaatal gi ñu fas yéene yaatal lépp li jëm ci wàllu aada ak cosaan di Midi Culture maa ngi ci Kati Ndiaye. xibaaru caada yu wér te wóor. Kati Ndiaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Baye Cheikh di nuyu mbokk auditeurs yi ak internet yi ñu suivre te di leen dalal ak jàmm ci Midi Culture. président de la République woote waxtaan di dialogue am na ñu jóg ngir ànd ceeg moom. comme ni nga ko waxee rek appel au dialogue du chef de l'État ñii di mouvement touche pas à ma sœur nag dinañ dem nag ca waxtaan woowule kii di seen coordonnateur national Ismaïla Kambi nag wax na ci micro King FM li tax ñu nar a wuyu ji woote googu. dañu bëggoon sant gërëm rafetlu si taxawaayu président Macky Sall bi nga xam ne dafa jël 25% jagleel ko jigéen ñi ci gouvernement bu bees bi nga xam ne mooy gouvernement Sénégal lii rek dafay wane pas-pas ak taxawaay gi mu am ci jigéen ñi looloo tax touche pas à ma sœur moom it nangu na woote gi mu woote te dina def kéemtalaay kattanam pour bokk ci dialogue national bi nga xam ne moom président Macky Sall moo ko woote mbir mu rafet la boo xam ne ñëpp ko war a rafetlu rawatina ñi nga xam dañoo jug pour Sénégal gën a jëm ca kanam looloo tax jot na it negam weesu nañ ay élection ñu jël lépp loo xam dafa jëm ci ay calcul politicien ñu teg ko nale te am njortu gu rafet dem wuy ju ko ñu toog ca dialogue ba waxtaan xool daal nan la ñuy def ba Sénégal génn ci jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koy dund. Ismaïla Kambi moom mooy coordonnateur national bu mouvement bi di touche pas à ma sœur ñu dem ca Parcelles Assainies askan wa dëkkee ca unité 14 fi mu tollu tembe dañoo mer ba futu. dañoo mer ba futu nag di ñaxtu ndax ndox ma fay des nag xeeñ xun ba tax na nag ñu wàcc ci mbedd bi ngir nag wane li nga xamante ni moom moo di seen nakar bañ nañ ko sax ba seen koñ boobu la ñu ngi ko daal di tuddee koñ bi ndox bi di taa ba tax na nag Habib Faye amal nañu fa ab reportage. ndox bu bon bi tere na leen nooyi bu baax askan bi di yeewoo fii ci Parcelles unité 14 ñoom seen gox gi sax bañ na ko ba dañ ko dàkkantale koñ bi ndox yi di taa bu fay demit loolee lañ lay wax feebar yi sonal na leen ñoom ñii ñu ne jàkk nañ. sonn nañu torop boo gisee suñu kër yi dañoo tabax mel ni ku nekk ay souterrain pour protéger suñu kër yi pour nawet bu jot ndox da siy dugg day yàq suñu bagage yëpp deseetuñu télé deseetuñu benn machine boo xamante ne ni lu ñu mën a jëfandikoo la lépp ndax ndox bi. su may joxee sax adresse dama naan la boo ñëwee ba fi ndox bi taa immeuble bi si suuf foofu laa dëkk. waa fi ndox mi di taa ci unité 14 ñoom ñi la ñu gën a bëgg rek moo di lii nee jeex ndax nee nañu yàgg na lool ci seen gox gi ay at a ngi nii. gëj nañ ko defar Moussa Sy gëj na fi ñëw autant dañ fi daan ñëw nettoyer defar rigole yi bu ñu defaree après mu deñ quelque temps ñu ñëwaat defaraat mais xawma kañ la fi gëj a nit kañ la fi gëj pour defar ndox bi. même bu nawet ñëwee tamit bu ndox bi baree dañuy woo pompe bi mu ñëw pompe li muy pompe demaat mu tawaat même chose. ci njàkkare googee tax na ñuy woote wàllu autorité yi ngir rek ñu def ci dara naam itam ndey ji réew bokk moomeel gi tàllal nañ ko loxo waaye def na kéemtalaay kàttanam. bu ñu sañoon daal mu jàppale ñu te yàlla tax ndox bi daal sonal nañu trop. Moussa Sy nañu si jàppale dimbali ñu ndax ñun ñu ngi def suñu bépp effort ndox bi bu mënul dem ñu ngi woo waa ONAS ñoo ñëpp ñu ñëw diñu si jàppale. métti na te yàgg na trop te sonn nañ war na yàlla sonn nañ trop sax. ci seeni kàddu ñu ne ay xale yu bari ci la ñuy juddu fekk ko fi waaye jot na sëkk bi le mbir mën a jeex ndax ndox gi sonal na leen
beneen njàqare ngi ab dëkk bu nekk ca Kédougou askan wa fa dëkkee loolee la ñu xëyee tey ci bis bi. mu nekk département Saraya originaire bu village Xaraxena ñeent xale nag dañu fa réeroon ci ay weer waaye jamono ji li nag gis nañ leen waaye nag ñoom ñeent ñëpp a faatu ca benn àll gu nekk foofu dañ leen di bàyyi rek ngeen teewlu reportage bi. bi mu jógee ci juraa bu Xaraxena la kii di Ramatulaay Camara seetlu ne doomam yi nekkuñu kër ga ci la jóg di leen wër fu nekk bu xaaji guddi te gisu leen ci la jóg dem fale ci kër chef de village bi ci borom dëkk bi di laajte ndimbal ñëpp jóg taxaw tem di ko jàppale dugg ci àll bi di wër xale yi diir ñetti fan te gisuñu leen finalement dem ba ci dibeer gi ci ñeenteeli fan bi dañu fekk ñeenti néew bu ñu commencé sax yàqu fale ci àll bi nga xam ne moo diggante Bambadji ak Bureya te mu tolloo ci fukki kilomètre ak Xaraxena finalement dañu daal rob xale yi foofu ci ndimbal équipe médicale bi nga xam ne moo jógoon fële ci district sanitaire bu Saraya te ñu yabal leen ci bërëb boobu fu mu nekk nag mun ñu xam lan moo waral ñeenti xale yi daal di dee ci àll boobu waaye li ñu mën a jàpp rek moo di ne dëgg nañu ay dëgg-dëgg foofu daal te xale yi ñoom dañu doon wër seen parents yi demoon ci àll bi di wuti woor balaa ñuy réer ci biir àll bi fu mu nekk nii brigade bu gendarmerie bu Saraya ubbi na ab l'enquête pour gën a mën a seetal mbir bi nga xam ne ni daal indi na tiitange bu baax ci village bu Xaraxena. ñeent xale yëpp dañoo mujjee faatu mbir maa nga xewee ca dëkk bu ñu naan Kédougou diggante Bambadji ak fi nga xam ne ni moo di Bureya. ñu jàll ca bitim réew waxtaane président bu yees bu réew mi di Ukraine. Ukraine nag am nañu président bu bees waaye la ca gën a yees nag moom mooy di président boobu ak comédien la waaye nag daal dinay gagné ak 73% bu électorat bi kii di Ndeye Mati nag mu ngi ñuy waxaat ci biographie wu président bu bees bi la nekk Ukraine. Ukraine am njiitu réew bu bees créateur ak réalisateur bu Carter 95 studio bii di Volodymyr Zelensky mooy wutu Pedro Poroshenko mi nekkoon ci boppu nguur ga ca fàttali Zelensky juddu le 25 janvier 1978 ca Kryvyi Rih foofee ca Ukraine ay waajuram nekkoon ay professeuru cybernétique Volodymyr def ñeenti at Mongolie ci ginnaaw ga la daal di dugg ci institut économique bu Kryvyi Rih bu université économique nationale bu Kiev daal di spécialisé wu ci science juridique loolee mu jàng sax mësu see liggéey donte def na ci ñaari weeru stage laata muy dugg ci politique nag la daal di joué woon rôlu président ci benn film bu siiw foofee ca Ukraine ci deuxième saison ba sax la daal di sol mbubu candidat boo xamante ne na mën a jiite askan woo xam ne dañoo rek daal di mer ci ñi fa nekkoon nam changement lool rôle boobee mu doon incarné dem ba nekk dëgg comédien bi mujjee doon njiitu réew Ukraine 73% la daal di gagné Pedro Poroshenko mi am lu dul 25% askanu Ukraine kontaan ci lool ay njiitu réew Europe yu bari félicité ko donte am na ba tey ñoo xam ne ñoo ngi laam-laame mën-mënam ci wàllu politique. Ndeye Mati ñu ngi la doon gërëm ci wonale gi nga ñu wone lekk président bu yees bu dëkk boobule di Ukraine particularité am ab comédien la woon di ko xamee ni moo wuutu ki jiite woon réew moomu bu nu àggalee ca bitim réew dañuy waxtaan ci tremblement de terre bi nga xamee ni moo am fu ñu naan Philippines nag jamono ji lay gën nañoo jaxle ndax tremblement de terre bi fa am ni ki tey ji 9h ci suba li nga xamante ne nag moom moo di magnitude bi nag kawe na bu baax a baax ba tax na sax jot nañu daal di évacuer ay immeuble yu bëree bëri ngir sauver ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon foofu ci biir. yéen a ngi ñuy déglu ci www.kingfm.sn. Tout de suite, le sport. Now, sports. pàcc bi ñu jagleel tàggat yaram dañu koy ibbeek Augustin Senghor di président fédération sénégalaise bu football. moom nag mu ngi daal di wax ne ni dafay yaakaar ba tey ni Sénégal nag mën naa continuer ca kan boobule donte nag lajj nañ ca daa kanamu ki nga xamante ni moom moo di Cameroun équipe Sénégal nag dafa daal di dugal recours jëm nag ci wàllum tricherie dañu koy daal di teewlu moom maître Augustin Senghor. Aujourd'hui, on se retrouve avec 2 points. tey ñoo ngi am ñaari point ñu nekk ci ginnaaw Guinée ak Cameroun bi nga xam ne moom moo jël raw gàddu gi ak juróom-ñaari poñ même bu fekkee dañuy éliminer ci terrain bi def nañu recours ci CAF bu loolu anto dañu mën a des ci championnat bi bu dul loolu moom la ñuy ñibbi waaye lu ñu mën a wax mooy suñu ndawi gaynde yi def nañu li ñu mën yépp ak leen war la ci des nag mu ngi ci loxo yàlla. Lors des autres échéances à venir. bu weesoo tàggat yaram boobee di football dañuy jàll ci beneen di dawal fas. dawal fas bi nag ñaari semaine a ngi nii amul li waral li ni mel nag moom moo di grippe équine bi nga xamante ni mi ngi lëmbee fii ci Sénégal ba tax na kii di Georges Lamine Diop nekk amateur de course hippique nag mu ngi ñuy indil ay leeral ci mbir moomu ci micro wu di Saprera.
waaw di sa ñaar ba ñetti weekend ngi nii seetlu nañ ne course hippique amul dawal lañu ci Sénégal wërngal këpp li ko waral lu yomb la mooy que dégg ni comme niñ ko déggee ñun ñëpp grippe équine bi ak gourme bi dafa dugg Sénégal mu am fas yu bëri yoo xam ne affecté woon na leen léegi pour des mesures de précaution yoo xamante ne mooy ànd ak feebar bu mel noonu xaj fas yi nga xamante ne daf leen daal dañuy bañ regroupement yoo xam ne fas yoo xam ne bokkuñu fi ñu jóge pour bañ kii bi feebar bi gën a law loolu moo waraloon ñu aj course yi depuis ñetti week-end a ngi nii waaye yaakaar nañ ne nes tuut fii ak ñaar wala ñetti semaine su ci kanam incha allah bu feebar bi gënee tane mu am fas yu nga xam ne daloon na leen ñu wér incha allah dinañ reprendre course yi loolu moo taxoon ñu aj ko waaye yaakaar nañ ne nees tuut ci ay ayu bés yu tuuti rek incha allah dinañ recommencer course bi. xam-xamam màcc na ci wàllu dawal fas di wuyoo turu Georges Lamine Diop ñu ko doon déglu ci téléphone Dissa Préra bu nu àggalee ba tey ci wàllu tàggat yaram dañuy dem ca bitim réew waxtaanee Ligue 1. Ligue 1 nag Neymar daal dinay joué waat ak Paris Saint-Germain bi nga xamante ni toog na ñetti weer am gaañu moom star brésilienne Neymar nag nit ñi ñu ngi ko doon xaar bu baax a baax ndax gëj nañu ko gis ci match yooyu la. ñu jàll ci athlétisme ak Kenya bi di wuyoo turu Kiprop nag moom mi la aj nañu ko lu tollook ñeenti at li waral li ni mel nag moom moo di dañ ko daal di defal lii di test de dopage gis ne moom mi la dafay daal di jël nag yoo xamante ne daf koy yokk doole ngir mu daal di mën a gagné ci fàttali rek moom moo nekkoon triple champion du monde nekk itam champion olympique du 1500 mètres ca Tokyo 2008. bu ñu demee dëkk bu ñu naan France tennis la ñuy waxtaanee. France nag ñoom ñi la daal dinañu dem ca final ba war a dajeek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Australie. xibaaru caada di Midi Culture ci King FM. xibaaru caada yu wér te wóor. cinéma la ñuy waxtaanee di ab film boo xamee ni ñu ngi ci sensibiliser xale yi jëm ci lii ñu tuddee émigration clandestine. loolee nag ki nga xamante ne moom moo di Pape Bolé Thiaw moom moo ko daal di def mu nekk benn film documentaire jëm nag ci quartier banlieue yi nga xamante ni ñu ngi fi loolee rek ngir daal di mën a sensibiliser ndaw ñi ñu daal di bàyyi lii di émigration clandestine ba tax na nag Salif Sow dégg na ko sunu micro. film bi mu ngi tudd daani doole parce que dama ne nit ki dafa dem pour daani ji doole donc ki ma defal film bi mu nekk Ahmada nga xam ne moom laa suivre ci film bi maa ngi ko fekk France mu nekk marché Château Rouge di jaay amul kayit des fois policiers yi dàqi leen jàpp leen nangu seeni bagage et tout et moom Ahmada boobu noonu dafay représenter ay ñeneen ñu bëree bëri parce que moom laa suivre ak ay xëy na xaritam ak ñi mu dëkkal waaye bëri na africain ak ay sénégalais en particulier yoo xam ne noonu la ñuy dundee ci yeneen réew que ça soit ci France wala yeneen réew yu Europe et donc man tamit comme ni ma ko waxee kenn ci samay xarit dafa wàcc liggéey ci bi mu doon dem Europe donc mu jóge muy Layñon mu jóge Sénégal dem Maroc bi mu jógee Maroc di dem Espagne li ko dal foofu la ko dalee et après man comme dem naa Europe ay yoon gis naa ni ñuy dundee africains yi ñuy dund bu metti et man dama doon wax ne am naa objectif def un film ci ñii nan la ñuy dundee bu ko defee ñun sénégalais yi nga xam ne suñu ñoom waajur yeeg les parents je veux dire ak xarit yeeg ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ignorer ñii nan la ñuy dundee et que ñun ñoo leen di teg pression chaque jour naan leen yónnee ñu leen lii may leen mëni wala naa buñ xamee ñii lan la ñuy dund pour man dinañ leen dawal tuuti yërmande donc c'était un cri de cœur moo tax ma def film boobu noonu ma def film bi daani doole ci wàllu woowu muy nekk wàllu immigration clandestine. ab film documentaire jëm ci sensibiliser ndaw ñi ñu moytu immigration clandestine film bi nag mu ngi tudd daani doole démb la ñu ko doon wane ca dëkk bu ñu naan Malika. loolee tax sax nag soxna si la di Ndeye Fatou Ndour daal di ñuy indil ay confession jëm nag ci li nga xamante ni moom moo di immigration clandestine ndax moom mi leen nag dafa jaaroon ci gaal gi ngir daal di bëgg tukki amal na waxtaan ak Salif Sow. aguma suñu gaal dafa xar diggante Maroc ak Mauritanie fa la suñu gaal xaree woon. ngeen daanu ci ndox mi. waaw mais yàlla suturaal nañu ba kenn deewu ci parce que beneen gaal moom moo ñu for ba ñu foree si la ñu jël yóbbu ñu Maroc ba ñu yóbboo Maroc ñu yóbbu ñu ci benn kër ñu nekk foofu ak nekkin bu doy waar nekkin bu metti sax dalu ma parce que man ba may dem ñi ma àndaloon di dem dama leen xamoon bu baax mais am na ñetti jigéen ñoom ñoo ci nekkoon mais yeneen ñaari man xaw ma leen
mais ñi ci bëri góor ñi am na ñi nga xam ne ci dëkk yi dañuy jógee ñëw fi parce que ñooñu mënuñu woon ndox mais ñi ci bëri man xamoon naa leen parce que ñoo bokkoon dëkk. gaal gi ñaata nit la woon. gaal yi day def ay presque ay 100 personnes day bëri nit. guddi ngeen départoon. guddi lañ départ. guddi ban jour la woon. jour jeudi lañ départoon. jeudi maa ngi koy fàttaliku waaw. ay 23h. lañ seddoon dafa tàngoon. jamonoy seddaay période sedd bu metti sax. ban mois la woon lañ koy mois de mai la tam meloon. mai waaw. ok léegi la moo taxoon nga dem te mu wóor na ne mu nga ñàkk sa bakkan ci diggante bi. loolu yërëm samay waajur moom moo ma ci dugaloon parce que man aw ma mag ay raq dong laa yor. samay famille sa suñu fenn ma yaakaaroon ne su ma demoon àgg si jàmm dinaa mën a dem ba liggéey ba dimbali sama ndey ak sama baay ak sama rakk yi nga xamante ne si ñoom laa nekkal te yaakaaruñ kenn ku dul man looloo ma si dugal. tamit te si xoo dara tamit metti na mais tamit toog xaar yàlla daal ba gis leneen. Ndeye Fatou Ndour di jigéen bu am fanweeri at doon nittali jaar-jaaram ci gaal googee nga xamee ni jëloon na ko ki moromam ngir bëgg a sànni dem ba kaaw faf gaal ga mujjee suux prétexte bi nag mooy waxtaan wi nga xamee ni séq nañu ko léegi ak réalisateur bi di Pape Bolé Thiaw mu réalisé ab film documentaire boo xamee ni mu ngi ñaaxaat ndaw ñi ngir rek ñu moyandiku di tukki ci anam yu wóorut. Toute l'actu sur King FM. ni ngeen ko bëggee rek la ñu koy defee ci 99.4 ñu jàll ci ganuk Midi Culture Pawlish Mbaye lay wuyoo. Pawlish Mbaye nag nekk wéykat goo xamante ni liy def particularité moom moo di du wéy nit nag ay mala lay wéy ay lekk ak naan ba tax na nag moom moo nekk sunu ganu bés bi. jërëgeen jëf invité Midi Culture tey ki ñuy wax Abdoulaye Mbaye la ñu koy ooye Pawlish Mbaye yow dañu jékki-jékki rek gis nga fël ci scène musicale bi yow ban façon musique ngay def. asalaamaaleykum maa ngi nuyu àdduna maa ngi nuyu Sénégal di nuyu tamit samay xarit yi tax yàlla def ma mel nii ñoom Paañ Xor Petit Cola Jonki Ndiir Ndoxum City la ciri ak tey sax maa ngi koy nuyu parce que ñoom samay xarit. yow Pawlish nga ne comédie musicale ngay def mais lan mooy sa ay ambition tey ci art bi en général wala ci musique. man damay def comédie musicale bu ànd ak ful la parce que comédie dafa bëri façon man du ma def comédie pour way ay nit mais damay way ñoo xam ne doo nekk ci àddina ñoo xam ne dañoo yàgg ci àddina xam nga jaan du xeewi Petit Cola du xeewi ñuulal du xeewi ndiir du xeewi muraake du xeewi moo tax may way ñooñu moo tax ñooñu laa gën a fonk sama àddina ñooñu laa gën a fonk su yàlla bind moo tax ma ne nit chaque jour dama leen di défendre gaynde jasit paañ ndiir ñëpp lay way man ku lu kuy mala rek wala luy nekk ci àll rek dama lay way. Pawlish Mbaye yow gis naa ne que thème yi gars yi di way souvent yow doo fëlee foofu dafa am yeneen thèmes yoo xam ne ci nga tàmm di way est-ce que mën nga ñu wax lu tax nga tàmm way lu tax nga choisir genre thème yu ni mel. man jour ma way nit jàppal damaa xaru parce que du ma way doom man du ma way nit ndaw deret la moo tax ma way ko sama son bi may dégg ndaw amul nit parce que man yooyu laay way ay ndaw laay am na benn son ma war a génne bu tudd géej parce que déjà man du ma way lu dul loo xam ne nit ñi fooguñu ko laay way moo tax ma way loolu déjà benn ambition la am ci àddina ci wàllu musique muy yóbbu sama maam màkk su ma ko amee damay bàyyi way te xam naa dinaa ko am wayaanu ma nag parce que du ma ñaan kenn parce que yàlla mi ngi may dimbali yàlla mi ngi may suturaal baax waat mais nag ci li ma nekk laa boo yóbbu sama maam teral kuy jullit ma teral la ci lii may def yow du ma way ni déjà du ma ñaan nit yàlla dëkk bi xam ne ma loolu Pawlish xale la mais dama am ambition tuuti dama diñ du ma ñaan doomu aadama waaw kontaan naa trop kontaan naa yow mi ma dalal parce que ni may posé question sax déjà damaa neex sa question may posé question dafa duu ni may posé question des fois dañ may kenn du xam li ñuy wax dañuy ratatati ba li nga ma laaj ni danga ma laaj ni ma gën a neex laaj bu dal ak laaj bu duu maa ngi nuyu samay xarit chaque jour rek samay xarit laay nuyu ay Petit Cola ay ndiir ay jonki ñoom laay nuyu ay fasek ay warga ay naana ay passi ay guro Petit Cola ak maa nga foroxal maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu Koraket maa ngi nuyu Oul maa ngi koy nuyu di nuyu merci beaucoup. jërëjëf Pawlish Mbaye di fàttali ne Pawlish Mbaye moo nekkoon invité Midi Culture tey ñu leen dig daje fii ak yeneen i jotaayu xibaar. yow mi ko dalal di sa préra ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm ay nawleem ñoom paañ xar muus gaynde xor Petit Cola nee na du woy nit li mooy beneen façon gu def journal ci King FM 99.4. xibaaru caada yu wér te wóor. ab woy bu bees ñu koy dog di génne donte yàgg nañu ko dégg ci série bi di maîtresse d'un homme marié. nit ñi it di ko laaj bu baax a baax muy woyu Edmo bi li nga xamante ne mu ngi ko daal di dippee bu la dara metti nekk nag woyu mbëggeel nit ñi bëgg ko loolu bi la yoon nag génnee na ko ñu bàyyi la rek ngeen teelu ci woy wi. ci àdduna bi kenn du la comprendre sometimes nga dem ba jàpp ni dootoo mësa kontaan ci biir kër gi yaay booy nee na du la may nada ci bedd mi yeah
ragal la tax nga ni doo maye dara mais nag lu jaaxle yoon la mu jaafee wante maa di góor bi xam bu la dara metti way la boo xamee ni day seddal xol ñu koy dégg fan yëpp ci série boobu la nga xamee ni moo di maîtresse d'un homme marié ki ko def di wuyoo turu Edmond Flow way la boo xamee ni mën ngeen ko am en boucle ci King FM 99.4 mën ngeen ñoo déglu fu ne www.kingfm.sn ak it ci compte yi nga xamee ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi fii la ñuy jaaree Kati Ndiaye jeexal Midi Culture. maa ngi lay jaajëfal Pape Cheikh di jaajëfal mbokk auditeurs yi ak internet yi ñuy suivre ci suba ba tey ma di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen Midi Culture. ngërëm ñeel di sa préra mi jiite rédaction bu King FM daaw daa nekkoon ci machine gi fegoon nag ki nga xamee ni moo di Yacine Pouy ci digital bi dig daje bi ak rédaction bu King FM ca kanam lay doon.